ji fépp lañ mëne fépp lañ mëne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Déguma de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ñi ngi nuyoo di ziyaara di si jiital suñu kilifa di suñu capitaine ñaan nuyoom ak ziyaaram yóbbaale góor gu tedd gi ci biir wante itam yóbbaale suñu bàjjen ak borom mbokki pas-pas yu sell yi fi teew mu mel ni nag tey moom xamuñ dañuy war a exposer wala dañu war a ñëw poser ay questions yu nga xamante ni mooy gën a renforcer waat suñu secteur artistique mu mel ni tableau bi nag dafay wax ci thème central bi nga xamante ni moom la ñu suñu kilifa baaxe woon daaw ci Colisée de l'éveil première édition 2021 nekkoon de l'homme à l'humain une évolution nécessaire kon c'est nécessaire ci évolution boobu nag nit ki dafa am fu mu jóge wante itam am fu mu jëm moo tax tableau bi dañu ko wutal ñaari porte gis nga cadre bi mu ñëwee ba fii dafa nekk porte d'entrée muy porte d'entrée bi nga xamante ni moo lay dugal ci àdduna wante boo ñëwee ba fii ci suuf yaa ngi gis ni am na porte de sortie mooy porte de sortie bi nga xamante ni nit ki faatu fa lañ koy jaarale yóbbu ko wante nag tableau bi am na beneen porte de sortie boo xamante ni ñun moom mënaguñ koo firi muy cercle bii mu mel ne nag bu ñu ñëwee suñu première étape ci tableau bi parce que tableau bi 3 étapes la étape bu njëkk bi mooy étape bu doomu aadama nga gis ni kon dañu représenter fii ñetti kanam yu bokkul ñetti image yi ñu représenter ko ak 3 couleurs différentes muy rouge bleu ak jaune rouge bi mi ngi représenter dimension physique wu nit bleu bi mi ngi représenter dimension mentale u nit jaune bi représenter dimension spirituelle u nit mais fii mu nekkee doomu aadama est-ce que bopp yi bokk nañ fu ñu jublu bii dafa jublu nii bii jublu ne bii nekk en face moo tax ñu ne suñu capitaine moo ñu jàngal ni xel mooy trait d'union bi nekk ci diggante yaram ak roox moo tax moom moo nekk seen diggante wante xel moomu mi ngi mel ni dañ koo def mu ëpp yeneen entités yi ci des mi ngi mel ni mu ëpp yeneen dimension yi mais fekk moom moo war a arbitrer wante moom ci jëmmi boppam sax dafa am 3 parties 3 parties yi nekk ñetti entités yi muy le conscient l'inconscient et le subconscient ñëw ci digg bi mooy ñetti couleurs yi nga xamante ni mooy bleu ciel bi ak bleu clair bi bleu clair bii nekk ci digg bi mooy représenter le subconscient bii nga xamante ni mooy bleu foncé bi mooy représenter l'inconscient parce que moom dafa égoïste moom lépp lu jëm ci wàllu nafs lépp lu jëm ci wàllu yaram loolu survie wu nit ki moom moo ko fi bàyyi wante nag le conscient moom dafa altruiste moo tax moom affinité am mooy jëm ci wàllu roox léegi nag ñu ne lii nga xamante ni moo leen boole ñoom ñett buñ ko doon tuddee lan lañ koy tuddee le noyau humain moo tax ñu ne noyau humain bi mooy fi nga xamante ni fii la ñetti dimension yi reposé wu wante noyau humain bi nag bu fekkente ni que nit ki mi ngi koy bàyyi xel ba war a jàll ci jóge état bu doomu aadama pour dem ci état bu nit dafa am miroir boo xamante ni signalé nañ ko comme repère moo tax bu ñu xoolee fii ñu ngi gis ay quelques points nekk ay points de repère mais points de repère yooyu dafa am fu mu la jëme mooy lan da nga war a jóge ci cadre doomu aadama jëm ci cadre nit wante bu ñu demee ci cadre nit ñun de cadre bi nga xamante ni moom lañ koy expliquer wala cadre bi nga xamante ni moom lañ yëg ni ku fa dugg di nga jóge ci cadre doomu aadama jëm ci nit mooy ci Colisée de l'éveil bi nga xamante ni moom la ñu représenté comme logo bi wante Colisée bi ñu ngi gis ni
dafa am profondeur ci biir boo xamante ni ay miroir lañ fa def parce que suñu capitaine moo ñu jàngal ni c'est l'homme face à lui-même nit ki waroo xeex ak kenn sa bopp nga war a xeexal waroo xalaat kenn sa bopp nga war a xalaat moo tax ñu ne woon kon miroir bi nga xamante ni moom la doomu aadama war a jàkkaarloo pour nekk nit bu ko defee ànd ak fusion bi nga xamante ni war na am ci 3 couleurs yi moo tax fusion bi fii nii ñetti position nga gis mais bi mu ñëwee ba ci biir Colisée de l'éveil kilifa gi dana la boo toppee orientation am dina fexe ba sa xel ak sa yaram ak sa ruux mu seexale leen wante nag ñoom bu ñu leen seexalee ba nga xamante ni fusion bi ñëw na ñu ne kon ndeke li koy jàngale mooy 3e étape bi nga xamante ni mooy 3 6 ak 9 ci kaw nag am na lu ñu fa gis lii lan la montre la montre bi ban heure la joxe dégguma mi ngi joxe 3h33 kooku nag duñ ci soli 3h33 ma dégg dënnu bi te du nawet kan moo ko waxoon 3h33 boobu bu ñu ñëwee ci 3 bu njëkk bi muy les 3 dimensions de l'homme dimension physique dimension mentale ak dimension spirituelle boo bëggee dégg bu sa dimension mentale seeyee maanaam def fusion ak sa dimension physique moo lay jox couleur orange moo tax kooku même bu physique am di jëf da ngay gis dimension spirituelle am daf ko siy gunge ñu def fusion wante bu sa dimension mentale nag waree seeyale def fusion ak sa dimension spirituelle ñu ne kooku boo ko boolee moo lay jox couleur bii di la couleur verte wante nag dimension bi nga xamante ni moo ci des mooy bu fekkente ni que sa yaram ak sa xel seeyale nga leen ba fusion bi am moo lay jox couleur mauve bi moo tax bu ñu compter 1 2 3 4 5 6 muy 3 bi ñëw na 3 dimensions yi 6 yaa ngi noonu 3 plus 3 3 plus 3 mu des ban mu des 9 9 boobu nag ñun dañ ci amoon question parce que dañu mélanger couleurs yi ñu am yépp wante doyuñu ñu ne waaw kon tey ñu ko def benn vide boo xamante ni rek ñu tuddee ko l'inconnu parce que couleur bi waroon a dugg fii pour former 9 bi ñun de suñu peinture mënu ko génne moo tax ñu ne woon boobu xanaa ñu bàyyi ko góor gi moom moo wax ñu fii lan moo fi war a nekk ndax itam capacité secondaire yi ñëw na capacité cachée yi ñëw na ba nga xamante ni nit ki dem na ba toll ci cadre 9 te foofu yàlla dong mooy li nga xamante ni moo fay yëngu mu mel ni xëy na tableau bi lañ ne woon nañ ko exposé wante nag seetu bi dañu ni seetu bi bari na wante am na koo xamante ni ñëwul sax ci biir Colisée bi ma nga toog nekk feneen wante feneen foofu mu nekk na nga yëg ni kat ma ngay seetu ci Colisée bi moo tax boo nekkee njaboot ak nga ñàkk a nekk njaboot ak foo mënti nekk mën ngaa xool sa bopp ci enseignement wu maam Cheikh di suñu capitaine di suñu kilifa kon xam naa loolu moo nekkoon li nga xamante ni moom lañ doon présenté wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu